salaamaaleykum waa Sénégal ak yéen waa Louga ñu ngi leen di siyaaraat bu baax di nuyu képp kenn rek koo xamante ni di nga jot vidéo bi xam naa dañuy commencé di remercier ñi nga xamante ni peut-être jotoon nañoo seetaan suñu vidéo yu mujj yi ba sax am ñu ci woo ñu waxtaanaat ci lu jëm ci politique wu Louga. ñu ngi leen di bëgg bu baax xam naa ni tey dañuy ñëwaat waxtaanaat un peu ci situation wu Louga surtout sur la situation politique kii di situation politique yaakaar naa ni fu mu nekk nii li jiitu moom mooy féliciter les responsables politiques lougatois ci taxawaay bi ñu am ba formation gouvernement bii ñu mujj a def ñu gis ci une très grande présence de la région lougatoise parce que sur les 32 ministres on a 4 ministres yoo xamante ni biir région de Louga commune de Louga ci boppam am na ñaari ministres yoo xamante ni fa lañ dëkk muy le maire sortant Aminata Mbengue Ndiaye ak le maire qui est en place muy le ministre maire Moustapha Diop donc yaakaar naa loolu ndam la sac la aussi ci Louga maintenant loolu bu amee bu ñu leen félicité ba pare xam naa ni surtout le maire dañuy ñëwaat ci moom xam naa ni fàttaliku ko xam naa ni xam na ko waaye fàttaliku ko mu xam ni mu amee ay responsabilité au niveau national noonu la amee responsabilité biir Louga parce que mooy le premier magistrat de la ville de Louga moo amee ndombal tànk yoo xamante ni waa Louga dañ ko wóolu dénk ko mu war leen a liggéeyal donc war nay gën a présent biir Louga ndax liggéey bi nga xamante ni mu ngi koy def au niveau national ba président bi wóolu ko yaakaar naa liggéey bu am solo la donc ci loolu aussi war naa mën a taxawaay boo xamante ni dina gën a présent waat biir Louga ndax ñun dañ xam nañ ni am na lu mu bëgg a defal Louga mais nag peut-être absence am bu bëri bi am biir Louga moo tax lu bëree bëri mënta sotti et d'autant plus que ñi nga xamante ni ñoom la fa bàyyi yaakaar naa ni seen incompétence taxawatuñu tey di ko laam-laamee ce sont des gens très pour ne pas dire trop incompétents même donc loolu moom dañ ko ci interpellé waat ngir muy gën di dellu si waat ca gox ba ndax lu mu am tey rek yaakaar naa ne Louga moo ko defal tamit quoi donc am na nu mu war a gën a mën a liggéeyale Louga aussi bu ñu waxee actualité politique bi dañuy mën a wax tamit ci li nga xamante ni moom moo mujj a am ci nomination directeurs généraux yeeg yi nga xamante ni moom moo mujj a am te ñu gis ci loo xamante ni yaakaar naa ni képp ku doomu Louga aussi du la neex ndax Mamour Diallo li nga xamante ni moom moo nekkoon direction wu impôt et domaine bu Sénégal ñu jëlee ko fa remplacer ko yaakaar naa ni loolu moom te moom mu nekkoon ku dëkk Louga donc doon doomu Louga nekkoon un responsable politique foofu noonu ci Louga donc loolu moom yaakaar naa ni aussi Lougatois yëpp tamit du dekk li nga xamante ni dana leen neex waaye nag boo xoolee ci beneen côté aussi bu dee dañoo bëgg lu leer nii sax moom mooy gën ndax bu ñu la cité yenn saay ci yoo xamante ni affaire alalu réew mi la par élégance sax yow yaa war a démissionner dem seetal sa der ba pare mais gannaaw boobaak léegi démission amul gannaaw boobaak léegi aussi nanguwul tontu gannaaw boobaak léegi waxul dara lu jëm si loolu aussi yaakaar naa ni lii nii te bu enquête parlementaire ubbeekoo lii nii dana dimbaliwaat gars yi ngir ñu mën a def seen liggéey maintenant li ñuy woote rek moom mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor liggéey boobu noonu ñu jiital ci intérêt wu Sénégal bañ cee indi ay parloo ci wàllum politique ak yooyu noonu nga xamante ni Sénégal boobaak léegi loolu bëri na fi waaye yaakaar naa ni toll nañ foo xamante ni liggéeyal dëkk bi moom lañ war a jiital mais pas ay affaire politique ak yooyu ndax le président war na xam ni bii nii moom mooy mandat boo xamante ni normalement moo war a mujj donc mandat wu liggéey la et je pense que ni mi ngi ci tànku liggéey ndax bu ñu gisee
boobaak léegi bientôt 2 mois bi mu ne buñ ko éliraatee ci formation gouvernement am bi y a pas grand chose à dire parce que rajeunir na je peux dire le gouvernement. Aussi gis nañ implication bi nga xamante ni jigéen ñi jox nañ leen ko ci dëkk ñu nekkee xanaa 25% u gouvernement bi ay jigéen lañ. Aussi y a une très forte présence des jeunes parce que ay ministres yu xaw a jeunes aussi lañ am. Donc ci dëkk boo xamante ni xale yi ñoo fi ëpp ak jigéen ñi xanaa ni loolu lu ñuy saluer la. Maintenant il ne suffit pas que ñu désigner rek ay ministres yoo xamante ni peut-être am nañ compétence bi wala nekk nañ jeune, mais il faudrait que aussi ñu insigner leen, ñu jox leen ay ab cahier de charge lii lañ bëgg ngeen defal ñu ko, ñu topp leen ci loolu noonu. buñ ko defee ay xayrun, buñ ko deful nag ñu jël leen fi indi ñeneen. Donc moom ay chances yoo xamante ni dañ leen koy jox lii ak lii lañ bëgg mu am. Donc ñoom it ñu góorgóorlu ci loolu noonu. niñ ko waxee ci ñoom noonu lañ ko waxee aussi ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor direction généraux yeeg yooyu noonu. Donc nañoo xam ni liggéey la boo xamante ni dañ leen ko dénk ngir ñu war koo defal askan wi. Donc nañ gën a joxaat cër askan wi. waaw yaakaar naa ne aussi bu ñu génnee ci aspect boobu noonu xanaa dañuy waxtaanaat ci li nga xamante ni moom mooy lu ñuy gis jamono ji mu bari ci Louga, muy li jëm ci enseignement supérieur bi foofu à Louga. Et ñu gis ce que man mi j'appelle l'extrême politicalisation des mouvements estudiantins yi nekk Louga. Loolu buñ ko waxee mooy dañu gis léegi mouvement estudiantin yi amical yi nga xamante ni ay étudiants lougatois ñoom ñoo ko jiite ci université yi, muy université Saint-Louis, université Ziguinchor, Bambey wala Dakar pour ne citer que ñoom dañuy gis ne seen activités yi nga xamante ni moom la ñuy organiser ci comment dirais-je ci université yi dañuy gis dafa bëri présence su politiciens lougatois yi. Tantôt da ngay gis kenn organisé tuddee ko xawma pare ne ko Mamour Diallo, keneen Moustapha Diop, keneen lii alors que je pense ñun bi ñu nekk foofu noonu et mouvement yooyu on s'est toujours battu pour que mu nekk ay mouvement apolitique. Parce que tey jii politicien boo fa indi da nga ko waxal ay baaxam, nekk nañ université, on sait bien affaire na lay doxee. Et je pense que ni étudiants yi war nañu yeewu, étudiants lougatois yi war nañu yeewu ci ni ñu xam ni ñoom ñooy ëllëgu réew mi. waruñoo taxaw ci ni nga xamante ni moom la yenn jeunes yi nekk ci mouvement politique bi ni taxawaayu di waxal nit ñi. Et xawma kenn ku bokk ci mouvement bi, bokk ci benn parti, la plupart ñoom ñoo leen di inciter à ce que nañ invité sama leader wala dara, alors que ni warul demee noonu. ñun étudiants yi étudiants yi nga xamante ni man léegi nekkatuma mais pour man ba léegi étudiant la, parce que boo nekkee étudiant rek am na lu bari loo xamante ni mënatoo cee génne sa bopp. Donc suñu sañoon xeex mi nga xamante ni doon nañ ko xeex foofu noonu ngeen téye ko, xam ni yéen ëllëgu réew mi. Donc am na ci yu bari yoo xamante ni waru leen ci wàcc. Donc on ne dit pas nag que tey jii am na ay structure yu nekk Louga yoo xamante ni dafa am loo xam ne dafa leen warloo ak mouvement estudiantin yi. Kooku moom dañ ko war a def force. Muy tey maire yi am na subvention boo xam ne dafa war a jóge jëm ci université yi. Tey ñun bi ñuy nekk université dañ ko doon jot chaque année. Conseil régional aussi dañ ko daan jot, mais nag cela ne veut pas dire que da ngay dem pour inviter leen, pour waxal leen, pour ñoom ñu lay jox ay xaalis ak yooyu. Amul, loolu du am mujj, da ngay yàq sax li nga xamante ne moom mooy mouvement bi. nii peut-être mun ngeen ci nekk ñu leen di jox xaalis yéen ngeen di dund, mais ñii ñëw après, parce que boo fa nekkee université boo fa nekkee da ngay sóoraale ëllëg nga xam ni ëllëg say rakk ñoo fay ñëw, say jarbaat, say doom. Donc il faudrait nga waajal leen. ñu waajal leen nag moom mooy ña fa nekkoon kat lañ doon doxee ba yéen ngeen mën a ñëw jot ci mouvement boobu noonu te daray politique dugg ci woon, ngeen góorgóorlu ba loolu noonu muy continuer. Donc loolu moom dañ ciy woowaat suñu ak étudiants yi, dañ leen ciy woowaat nañu teel loolu, ndax
bu ko gars yi defe woon ñoom ni ñu koy defe nii amaana mën nañ ko faa sax bañ a fekk. Donc ñu ngi leen di woowaat ci loolu noonu ngeen gën ci vigilant. ñu leen di jégaluwaat nag bu baax surtout sama mbokk étudiants yi ndax xam naa mais j'ai pas peur que ñu wax ma ndax bon xam nañ nekk nañ fa aussi amoon nañ fa sax ay responsabilité ci AMELS Amicale des étudiants locatoires de Saint-Louis amoon nañ fa ay responsabilités yu ñu fa yoroon donc mi ngi noonu. Aussi beneen bi yaakaar naa day génn ci cadre politique bi dañuy wax surtout si li nga xamante ni dañ koy gis c'est pas pour stigmatiser ñenn ñi wala dara mais dañuy gis loo xamante ni rafetlu wuñu ko muy tendance bi nga xamante ni suñu mbokk lawbe yi Louga moom la ñu am di dem ci aéroport yi di gàttandu seen ay borom kër soxna yi laa wax di gàttandu seen ay borom kër ci anam boo xamante ni yaakaar naa ni rafetul. Xam nga li nga seq ak sa borom kër ak yooyu kooku yow ak moom la bu ñëwee seen kër yéen xam mais bu ñuy dem ci aéroport yooyu yaakaar naa ni aussi war nañ koy gën a rafetal daal ba nga xamante ni kenn du jaar ci ñun di xas Louga ndax am na yoo xamante ni dafa xaw a ëpp quoi. Donc du première wala deuxième man c'est la deuxième fois may gis ay vidéo yoo xamante ni ay ñu dëkk Louga di doxee noonu. Donc yaakaar naa ni dañ ci aussi nañu ci gën a góorgóorlu ci loolu tamit quoi. Donc aussi lu jëm ci wàllum Assane Ndiambour gis nañ temps yi mu ngi am ay résultats yoo xamante ni yu xaw a satisfaisant lañ te ñu gis tamit ni comme niñ ko doon yàgg di waxee joueurs yi nga xamante ni ñu ngi dëkk ca biir dëkk ba am ci taxawaay bu am solo yu ci mel ne ay Papa Gueye nga xamante ni jamono yi ñoom ñi ngi gis ni mu ngi dugal tam dëkk biir Louga. Donc ñooñu yaakaar naa ni aussi ak ñeneen ñëpp ñu nekk équipe ba muy ña dëkk ca dëkk ba ak ñi nekk ci ñu jóge bitim réew sax xam nga ñëw fi ñëpp la ñuy félicité mais yaakaar naa ni politique bi ñu war a indiwaat gën a imposer waat gën a joxaat seen chance ñu dëkk ci dëkk ba yaakaar naa ni gars yi dirigeants yi ñu ngi koy commencé di gis. Donc loolu aussi dañ koy rafetlu di leen woowaat ci nañ gën a dimbaliwaat sportu Louga te yaakaar naa sportu Louga mi ngi am ay tànk ay jéego yoo xamante ni mi ngi koy tegaat lu ci mel ne tournoi UAC bi ñu gis final bi bu yàggul dara kiiwu athlétisme bi nga xamante ni mi ngi waaj a ñëw foofu ak yeneen yoo xamante ni yaakaar naa ni mi ngi loo xamante ni luy dundal sportu Louga la. Donc loolu moom lu ñuy rafetlu la. De l'autre côté aussi ñu ngi koy dégg ay xawma jaay ay Jakarta xawma comment dirais-je sàngara boobu noonu. Donc loolu moom kenn mënu ko rafetlu ku dëkk Louga mënu ko rafetlu. Moom xanaa dañuy woo les responsables politiques ku si mel ne le préfet wala gouverneur ñu gën a am taxawaay ci loolu surtout le préfet nga xamante ni police bi day dépendre si moom. Donc nañu gën a amaat taxawaay si loolu noonu d'autant plus que su ma juumul le président wax na ci bu yàggul dara te am na taxawaay boo xamante ni war nañ ko cee amaat ndax li nga xamante ni moom moo ñu ci xaw a gën a ñor sax du mag mi nga xamante ni day màndi wala dara mais xale yi nga xamante ni dafa nar a yomb ci ñoom pour ñu jot ci. Donc ñun ñooñu la ñu gën ñooñu la ñu gën a tiital. Donc loolu moom war na gars yi ñu taxawaat ci bu baax a baax. Ok sur ce xam naa ni vidéo bi xaw na wër wax nañ ci lu bëree bëri ñu ngi leen di jégalu bu baax ci amaana wax ji peut-être du ñëpp lay neex kuñ ci wax loo xamante ni jàpp nga ni amul ay teggin ñu ngi la ciy jégalu bu baax waaye ñun moom comme ni ñuy wax rek li ñuy wax moom yàlla moo tax ñu koy wax ak tamit lu mën a yóbbuwaat lu ko ci kanam. Donc bu dul loolu moom duñu wax donc ñu ngi tubaat baax a baax jaa ngeen jëf.